ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu namm ko jukki dina bokk ca njabootuk ñànki nekk ca Grand Yoff ñoom ñooñee nag gis ngeen ko noonu ñu nga ko sëngeem nekk ci ak njàqare li ko waral bokk na ci seen daluk màkkaan wa nga xam ne moo ngay waaj a daanu te amuñu fenn foo xamante ni fan la ñuy mën a dem ngir daal di sowe li nga xam ne moom moo di seen ak bakken ba tax itam ñuy sàkku ndimbal yooyu la jamono itam lépp lu soxal wàllu ñàkku kaaraange nag sonal loolu askan wa nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ca diwaan bu Mbuur ay samba booy ak addu kalpe nag sonal loolu askan wa ba tax itam ñoom seen bopp ñu njort ne ndaw ya fa nekk nag ca ñenn ci ñoom te amuñu xëy ñoom ñoo waral lu ni mel yooyu la jamono itam police nationale mi ngi defi jéego ngir daal di teg loxo yenn ci ay samba booy yoo xamante ni ñu ngi wéy di defi ñaawteef nag fii ci réew bu Sénégal naka noonu itam ci diiru ko weeru août rek atum 2020 jàpp nañ ci lu tollook ñeenti junni ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay defkatu ñaawteef juróomi band yu samba booy itam daal nañ leen di teg loxo bokk na ci liñ leen jàppee lépp lu soxal wàllu càcc wàllu faat doomu aadama mbuxum ab alal gu lewul loolee nag lañ leen di toppee naka noonu itam jàpp leen ne ay commissariat daañ ko def ci banlieue bu Ndakaaru lépp rek ngir gën a ñaax li nga xam ne ñoom ñoo di askan wi waaye itam càmm li nga xam ne moom moo di seen ak kaaraange daañu ñëw ci leneen association pour la santé universelle ñoom ñooñee nag ñoom ñooy ñaawlu yéextaange wi nga xam ne daal nañ koy nemmeeku ci jëmmal loi anti tabac bi nga xam ne boobaak léegi ñu ngi koy sàkku ki nga xam ne nag moom moo di jiit gi di sàkku ci gouvernement bu Sénégal mu gën a yokk njëguk li nga xam ne moom moo di cigarette si ak itam li nga xam ne moom moo di sangara si loole nag ñu daal di koy def feneen koppar yooyee mbokk yi yenn ci ay dirigeant nag yu UESO Wakaam mer ba futtu la ñu def ci jiit bu bokk moomeel ba fa ginnaaw itam ba ñu bëggee taxawal loolee ngeen di gis ci kanamu écran bi naka noonu itam ñuy xam ne daañu mànkoo doon wenn say duñu bàyyi benn yoon li nga xam ne moom la maire bi bëgg ndax itam siège boobee ñu bëgg a taxawal koppar yi nga xam ne nam nañ ko ficci ngir daal di koy def foofee nag jege na lu tollook ñaar téeméeri million ngeen baal ma mbokk yi li lépp tënk la bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu mbokk yi xibaar yi nañu ko junjee woon noonu lañu koy dooree mu mel ni nag njabootuk ñànki ca diwaan bu Grand Yoff ñoom ñoo sëngeem jamono yi nekk ci ak njàqare ngir rek seen daluk màkkaan wa nga xam ne moo ngay waaj a daanu te amuñu fenn foo xamante ni mën nañ faa dem ngir sowe li nga xam ne moom moo di seen ak bakken Pape Fara Ñing ak Amadou Ba doxantu woon nañ ci wowle màkkaan ngir xool famille boobee ana naka la ñu toogee ñu seetaan. mu triste lool daal di sëngeem. moom mi ànd ak jaaxle di faatu ñànki la muy ragal daal moo nekk seen kër gi nga xam ne moom la ñu nekk mu daanu seen kaw gis ni nga xam ne noonu la dal bi daal di màggetee. parce que dal buy daan wóorul mun na daanu si kaw nit buy taw moom bëccëg garaawul xëy na ñëpp nañu mën a mais guddi mooy problème la ndax taw bu mujj bi passé lal yëpp a doon seen lal bi yëpp a tooy xep ñu jour boobu la lii daanu. dañoo jékki-jékki na përam ñëpp tiit. ubbi bunt bi mënuma koo ubbi ndeke am na weñ bu daan ñaari weñ yi làng si suuf mënuma ubbi bunt bi néeg bi kenn mënu faa dugg. ragal tëdd mu daal si kaw xale parce que boo xoolee si biir néeg mën naa la montré si biir néeg yëpp a yàqu boo xoolee sax parce que amul jour boo xam ne mun nga tëdd sax yàlla mun na ko màbb sa kaw quoi parce que wóorul quoi. seen yaay moom gëj naa fanaan ci néeg bi ay at a ngi la muy ragal muy bés mu yeewu dal bi yëpp daal di dal ci kawam. sama néeg bii ak bii. ñeenti at baa ngi ne mënuma tëdd si néeg bi parce que damay ragal mu daan sama parce que yenn saa dal bi day jëkki-jëkki rek mu nekk si suuf moo tax yenn saa damay dindi bagage yëpp teg ko benn place maanaam xale yi dañuy buufi rek ba xam nga ne guddi sorowul bu boor set après ñu dindi matalaay sànni ko si néeg bi maa ngi fi ak xale jàpp yàlla rek dañu ñaan yàlla rek ku ñu dimbal ndax yàlla tax. li gën a doy waar nag mbas mi daal di ñëw ñoom ñëpp ñu daal di ñàkk seen liggéey fi mu toll nii mënatuñ dara seen bopp. sonn la ñuy def chaque année nii la. tànge daal. dañoo fi mu ne nii dañoo risqué suñu vie parce que dañuy tëdd nii rek mais bu ñu amoon moyen tey dañuy génne dem louer ji mais amuñu moyen pour louer booy dëgg ngay louer kay day fekk sa poche diis na ñu amee ñi ñuy jàppale te yàlla rek a tax. jàppale ñu defaral ñu fii. njabootu ñànki nekk fii ci Grand Yoff ñoom la ñuy ragal xëy rek dal bi yëpp daal di daanu seen kaw bu dee njiit yi jàppale wuñ leen.
Bafara ñu ngi ca diwaan bu Kaolack foofee nag xam ngeen ne mbokk yi mënd mi doon na loo xamante ni lu leen sonal la ba tax itam jëriñ jiñ dénk wàllu ndox mi demoon fa ngir amal ab doxu nemmeeku foofee nga xam ne moom moo di ca Tawa Mbundaay xam ngeen ne foofee la góor gi nga xam ne amoon na ci lu tollook 20 fukki at ak benn laboon ci ndox ma ba tax itam mu daal di ci ñàkk bakkanam moom Serigne Mbaye Thiam xam rek ne pont boobee nga xam ne nag yàqu na fa daana def kéem kattan ba ñu daal di koy defaraat ay kàddoom Ibrahima Diame ak Faly Gueye la ko dénk. waaw yoon bi déjà gis ngeen ne def nañ ko latérite te def nañ ci benn buse pont fu ndox mi di aw ci suufam li nga xam ne moo am mooy ni ma koy waxee xam nga yoon ak sooy defar pont da nga koy def ci li nga xam ne yaakaar nga ne moo fay am ci ndox li ñuy wax da nga koy dimensionné ci li fay tàmm di aw ci ndox. mais ñëpp gis nañ ne ndox mi fi am masu fay am looloo tax ndox mi ëpp doole pont bi ba aw ci boori pont bi yóbbu nit ñi donc léegi Ageroute ñoo ànd ci délégation bi la ñu bokk ñoom ñoo defaroon yoon bi danañ ko xool xam naa ne dana ay rectificatif yoo xam ne danañ ko ci def pour yokk mën-mënu ndox mi tekkiwul ne niñ ko defee woon baaxul woon tekkiwul déedéet dañ ko def ci loo xam ne lii bi mu ñëwee ëpp na doole dimensionnement bi ñu ko defoon léegi nag ñoom danañu seet yan dimensionnement lañ ciy defaat. ndox mi nga xam ne moom moo daal di naxsaayal yenn ci ay makkaan moom moo daal di walangaan utali yenn ci ay kër docteur ba tax itam jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram fii ci réew bu Sénégal moom Abdoulaye Diouf Sarr demoon ci yenn ci ay barab yoo xamante ni ay kër docteur yoo xamante ni ndox ma sonal na leen lool fu ci mel ni jàmm gën Sicap Mbao Pikine Guédiawaye ak itam fa nga xam ne moom moo di ca Pikine ñu teewlu Abdoulaye Diouf Sarr ginnaaw itam waxtaan wi nga xam ne sekk naka ak suñu ndaw Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. ci tournée ba mu doon amal ci barab yu fajukaay yi nekk ci diggante Tëngéej ak banlieue bu Ndakaaru te nga xam ne ni mbënd mi daf leen a laal jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram dellu si nag ne dinañ ci wut ay saafara ci lu jàmp waaye tamit nees fexe ba weesu nag yooyu jafe-jafe. ne ba ma xëyee dama def tuuru département wu Rufisque département wu Pikine département wu Guédiawaye pour xool déjà poste de santé yi am jafe-jafe si ndox bi li ñu seetlu mooy que ne am na ay problèmes yu ñu seetlu. problème yooyu nag ñun en tant que autorité centrale danañu ànd ak les autorités territoriales pour jàpp ci activité bi redémarrer la santé étant une compétence transférée mission bi d'ailleurs commencé na pour évaluer lan la ñu war a def dans l'immédiat pour que activités yi bañ a sooxe démarrer rapidement loolu ñu ngi ci mais am na ay problèmes yoo xamante ne c'est des problèmes structurels yu gën a profond. comme na ko yeneen autorité gouvernementale yi amale jëwriñ ji nag di joxoñ baaraam taw yu metti yi nga xam ne nii wàcc na ci Sénégal waaye feneen tamit ci àdduna bi yëpp. situation ren bi dafa exceptionnel parce que sama ñetteelu at ngi nii ma nekk ci ministère de la santé et de l'action sociale taxawaay bu mel nii maa ngi ko fi door a taxaw parce que bés bi dafa nekk bésu exceptionnel parce que li tuuru ndox ci réew mi fan yi mujj. mais am na ñoo xamante ne dem nañ ba toll ni ñu toll mosuñ ko gis ci réew mi loolu nag day indi ay occasion day indi ay situation bi mu indi mooy que ne tey ndox bi bëri na ci dëkk bi loolu tam il faut que nit ñi bàyyi ci seen xel. mu doon tukkib nemmeeku ministre Abdoulaye Diouf Sarr boo xam ne bii njeexeetal ga nag ay jaamaarloo lañ ca gis ci diggante ñii di jegeñaaley maire commune bu Njaaréem Limaamulaay ca Géejawaay ak ñaari militant yu Pastef yu ñaan nag demuk boobule maire. Ousseynou ci dox nemmeeku boobee nag am na ab laaj fa sampo moom moo di ci xew-xew diine yi nga xam ne moom la ñu dëkkmal lu ci mel ni màggal bu Touba nan la ñuy mën a def ngir gën a baral li nga xam ne rek moom moo di xeex bi ci Covid 19 Abdoulaye Diouf Sarr daal na ci tontu li mu xamle moom moo di daañu def kéem kattan duñu bank benn yoon li nga xam ne moom moo di suñu ay yoxoo ñu teewlu ay kàddoom. yëpp tey boo ñëwee Sénégal am na réew yoo xamante ne ñaari laboratoire lañ am pour tester. te bu ñu jëlee test yi bu test laa génn mu man ñaari fan ñetti fan Sénégal foo dem ci réew mi région boo dem di nga fa fekk laboratoire buy testé te bu ñu jëlee prélèvement ci bés bi avant ëllëg ñu jox la sa prélèvement loolu yëpp ay jéego yu am solo la yoo xamante ne di nga gis ay réew yu mag ñu leen di tudd tam mënuñu ko bon dëgg ñi ngi koy rafetlu di xam ne vraiment lu am solo ngi noonu bon dëgg loolu yëpp mooy moyen wu riposte bi te lu ñuy continuer la. pour vraiment répondre ci sa préoccupation tant que mbas mi ngi ci àddina tant que mbas mi ngi ci Afrique tant que mbas mi ngi ci Sénégal ñun duñu bàyyi suñuy loxo parce que loolu lañ ñu suñu président santé ñu xeex Covid bi jusqu'au dernier cas. bon nag loolu yëpp mooy moyen wu riposte bi
te lu ñuy continuer la pour vraiment répondre sur ces préoccupations tant que mbas mi ngi ci àddina tant que mbas mi ngi ci Afrique tant que mbas mi ngi Sénégal ñun duñu bàyyi suñuy loxo parce que loolu lañ ñu suñu président santé ñu xeex Covid bi jusqu'au dernier cas bon donc ñu ngi ci incha allah on continue effectivement la riposte. Covid boobee nag mbokk yi jàpp leen ne ñaari doomi aadama ñoom ñoo daal di toftalu ci lim yi nga xam ne ñoom ñoo jot a ñàkk seen bakken ni ki démb ñeent fukk ak ñeent ci ay cas positif la ñu am ñaar fukk ak juróom benn ci ay cas contact fukk ak juróom-ñaar ci ay cas communautaire di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu mbas mi te xamuñu rek fan la ñu ko jëlee mbokk yi lii leen nag bokk na ci loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar askan wa nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca diwaan bu Mbuur li ñu xamle moom moo di mënatuñu nelaw ba yandoor ndax itam samba booy addu kalpe yi nga xam ne bés bu yàlla sàkku ñu ngay wéy di defi njombe ñoom ci seen bopp askan woowee nag njort ne yenn ci ay ndaw yoo xamante ni amuñu ay xëy nag ñoom ñoo waral mbir mu ni mel ñu teelu reportage bu Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. lu mooy ñaari fan benn xale bu góor ñu daal di koy agressé faat ko ci ONCAD teg ci beneen entreprise informatique moom it ñu daal di koy caxatee sàcc lépp li nga xam ne moom moo fa newoon ci Grand Mbour mu doon mbir mi nga xam ne tax na ba askan wi daal di tiit. metti na trop nguur gi daal war na cee jël ay matukaayam moom ndax xam nga ne dee moom kenn bëggu ko waxatuma la dee boo xamante ne da ngay gis ki lay rey carrément dafa metti trop metti na ñaaw na daal. ñenn ci Mbour waaye jàpp nañ ne ñàkkum kaarange gi askan wi tamit am na ci part de responsabilité. population yi ñoo ci war a jàpp parce que population yi xam nañ ñan ñooy def koñ bu nekk ñu fa dëkk xam nañ lan moo fa nekk buñ doon dénoncé kon li jóge na fi mais dénonciation moo amul. waa Mbour nag di ñaax kilifa yi nañ leen taxawu ci mbir mi. ñàkk liggéey bi am ci dëkk bi parce que jeunes yi pour man bu ñu amoon lu ñu def wala ñu am liggéey yenn liggéey yi duñ dem di agresser wala ñu def ay crime ak yenn affaire. loolu président moo ñu mën a jàppale rek président Macky Sall yokkal ñu kaaraange bi rek waaw te jàppale ñu ndaw ñi ñu liggéey. waaye di yokk di xamle ni police ak gendarmerie saa yu yenn ñaawteef yi amee day yàgg rek waaye dinañ teg loxo ñu ko def. Abdourahmane monte day police nationale mi ngi woy di def jéego ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo la jël 8 askan wi tey jël li nga xam ne seen ak moomeel la xam ngeen ci diiru ko weeru u nag ci atum 2020 ñuy jàpp nag ci ay defkatu ñaawteef toll na ci ñetti junni ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar téeméer ngeen baal ma ci ay doomi aadama juróomi samba booy ñi jàpp nag mu mel ni yàggul dara ay commissariat daañ ko taxawal ci banlieue bu Ndakaaru lépp rek ngir gën a saytu li nga xam ne moom moo di kaaraange yi askan wi ñu teelu tënk li nga xam ne Aram Touré daal dina ko ciy def. li tax ñu teg leen loxo mooy amal ay jëf yoo xamante ne yoon da koo aaye mu di sàcc sàkku nit rey jam dóor ak yeneen ci xayma ñu ngi toll ci 2 junni nit juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñaar fukk yi ak juróom-ñeent yi duñu ay doomu réew mi. jéego yi direction sécurité publique bu police nationale ñu ngi ko amal ci weeru août bi génn ci réew mi yépp ca wet ga teg nañu loxo it lu toll ci juróomi groupe yoo xamante ne ay samba boy lañu. police ne waaye gis na ne wàllu criminalité ci réew mi ngi wàññeeku ci weeru janvier 2020 ba léegi gis nañ ne ab tan am na ci ndax ci liggéey bi ñuy def ci téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñeent am nañ ci saafara. direction office central de répression de trafic illicite des stupéfiants ci wàllam di kuréel bi nga xam ni mooy xeex wàllu sinébar teg na loxo lu ëpp 300 ak juróom-ñeent fukk ak juróomi kilogramme yamba tegit loxo 4 fukki nit ak benn ca wet ga direction police judiciaire tegit loxo lu toll ci 100 ak fanweeri nit ak ñett lañu leen tegee loxo bëri na naxaate def chantage ay nit ci internet bi ak yeneen. fukk ak juróom-ñeent yi duñu ay doomi réew mi ci noonu itam police de l'air et des frontières ñoom itam amal nañu ay jéego ci seen wàll 2 fukki nit ak benn teg lañ la leen loxo 4 yi duñu ay doomi réew mi yenn yi yàmbaa lañu yoroon ñeneen ñi doon trafiqué ay migrants maanaam yóbbu ay nit ca biti réew ak yeneen. police nationale ne fas yéenewul yem fii ci jéego yi nga xam ne mu ngi koy amal ndax ci jamono ji fu mel ni Bignona Nioro Koungheul ak Linguère taxawal nañ fa ay commissariat ba noppi ci banlieue bu Dakar nag juróom-ñett ñu ngi koy tabax ci jamono ji lépp ngir fexe ba kaaraange gën a yemb ci biir dëkk bi.
jërëjëf Ndeye Arame Touré cant ak ngërëm ñeel na la ñu wax ci leneen association pour la santé universelle ñoom ñooy nag ñoom ñooy ñaawlu yéex tànge wi nga xam ne daal nañ koy nemmeeku ci li nga xam ne moom moo di bureau loi anti tabac nga xam ne moom moo di njiit li nag di sàkku ci gouvernement bu Sénégal mu yokk njëgu cigarette gi ak itam li nga xam ne moom moo di sàngara si ñu teewlu Djibril Bey Pafara ñi nga ak Amadou Ba ñoom ñoo taataan ay kàddoom. état bi. contexte bi ñu nekk nga xam ne jot xaalis ci bitim réew soo ko amee it dina jafe wala liñ koy fayee dina coûter cher mooy dette bi dina coûter cher emprunt day coûter cher ci contexte bi kon état bi war na mën a jël opportunité bi pour mieux taxer le tabac et l'alcool waaye ñun dañuy gën a taxaw ci tabac ndax taxation tabac moom OMS wane na ko Banque mondiale wane na ko opportunité bu baax la boo ko defee daal di nga am sa gafaga di nga ko yokk bu baax a baax waaye nag da nga ciy dolli li ñuy wax système de traçabilité mooy fexe ba cigarette bu bon biy jógee ci réew yi nga xam ne cigarette jaru fa dara du dugg sa réew. beneen wàll bi mooy wàllu loi bi xam nga Sénégal 2014 président dafa jël loi boo xam ne presque booy xool Sénégal moo ko am ak réew yi ko am bëriwul ba ci tugal ñun ñoo ko raw ci wàllu loi ak Amérique ci wàllu loi anti tabac loi boobu nag. jël ko courage politique la waaw président jël na ko ñu ne te deetawaay mu woote jël ay décret d'application signé ko waaw ñëpp tàccu Sénégal ci àdduna bi Sénégal am ci ay raaya décret d'application pour que loi bi ñu mën ko appliquer loolu yëpp président jël na ko waaw mu amoon yenn décret yu desoon ñu daal di ko defar yàgg na waaye ba tey ñun société civile ñu ngi xaar décret yi mënul fexe ba génn ñu beneen wàll bi mooy wàllu loi bi xam nga Sénégal 2014 président dafa jël loi boo xam ne presque booy xool Sénégal moo ko am ak réew yi ko am bëriwul ba ci tugal ñun ñoo ko raw ci wàllu loi ak Amérique ci wàllu loi anti tabac loi boobu nag jël ko courage politique la waaw président jël na ko ñu ne te deetawaay mu woote jël ay décret d'application signé ko waaw ñëpp tàccu Sénégal ci àdduna bi Sénégal am ci ay raaya décret d'application pour que loi bi ñu mën ko appliquer loolu yëpp président jël na ko waaw mu amoon yenn décret yu desoon ñu daal di ko defar yàgg na waaye ba tey ñun société civile ñu ngi xaar décret yi mënul fexe ba génn. maa ngi leen ko doon junju mbokk yi njiit yu UESO Wakaam mer bu futt la ñu def ci jiit bu bokk moomeel ba ndax itam liggéey boo nga xam ne ñu ngi ko fa doon wëyal te itam ñu ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa gendarmerie ñu daal di koy yàq naka noonu itam chaise lañ fa bëggoon taxawal ñoom seen bopp dirigeant yu UESO Wakaam nag xam ne duñu bàyyi benn yoon daañu man ko doon wenn say ngir wëyal liggéey wi nga xam ne tàmbali nañ ko te itam koppar yi nga xam ne namm nañ ko faa ficc nag toll ci 200 millions ci suñu ay koppar ñu teewlu li nga xam ne moom moo tukkee ca ndaje wañ doon amal. projet siège bu mag bi nga xam ne moom la ñu bëgg a def ci Wakaam loolu nag moo xaajale ñi di mairie bi ak dirigeant yi te sax ñoom tàmbali woon nañu liggéey bi waaye nag gendarmerie moo ñëw daal di intervenir ñu daal di arrêté. Wakaam situation bi ñu nekk boo xam ne c'est une situation de blocage dañ commencé woon suñu liggéey léegi autorités yi bloqué ñu parce que amuñu papier administratif. ñuy wax autorisation de construire. tout en sachant que autorisation de construire amul si foofu ñuy bëgg a tabax amu fa. projet bu mag boo xam ne ay koppar yu bëri lañ ci def lu jege 200 millions ngir nag fexe sportif Wakaam waaye am fu ñuy nekk. R+3 bi ñu bëgg a def 191 millions la. ñu tabax rez-de-chaussée boo xamante ne bu ñu naan commencé championnat bi en janvier wala en février foofu la ñuy regroupé benn rez-de-chaussée lañ def nan lañ koy tabaxee fan la xaalis bi di jógee xaalis bi suñu poste yi jógee ñun ñooy cotiser. dañ fa bëgg aménager suñu structure bi nga xam ne boobu ba léegi ñun moom la ñuy xaar jeunesse yi moom lay xaar depuis 70 ans Wakaam nekk fi mënuñu fexe ba am siège mënuñu fexe ba am terrain de football bu normal mënuñu fexe ba am terrain de basket bu normal. naam li mairie bi bañ na du leen jox permis de construire supporters yi ak ñi nga xam ne ñoo dirigeant yi nee nañ daal liggéey bi ñoom dinañ ko yeggali par A ou B. benn la boobu beneen bi mooy comme ni ko président bi waxee waaw conciliation jàmm moo ñu gën a lépp. d'accord waaye dafa am ab moom duñu toog di xaar de duñu xaar mercredi inchallah ça on l'a décidé avant de venir ici on tiendra notre comité directeur pour aviser de la situation. gannaaw ndaje mi nga xam ne amal nañ ko ñoom nee nañ dinañ wàcc ci terrain bi ngir nag leeral askan wi ci li nga xam ne moom moo nekk bi la projet bu dee sax am na ñoo xam ne ñu ngi ciy dox tànku jàmm.
Pafara ñu ngi ak Amadou Ba ñoom ñoo amal woowu li liggéey cant ak ngërëm ñeel na leen mbokk yéen itam naka noonu ñu jaare fa daal di buur yile jotaayu xibaar dig daje bi ak rédaction bu télévision Futur Média léegi-léegi Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew ngir jukkil leen xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam wooy leen di des ak suñu ay programme jërë ngeen jëf